Bio Kenya indi na ci réew mi bidéew bu bees yaa forme lañu koy wax ay waay ne sunguf la booy ruy di naan di génne sa ange ay waay ne sunguf la booy ruy di naan di yokku sa forme yaa forme lañu koy wax lu bees a bees defar sa wang ba dootoo mer lu bees a bees neexee nga def ca meew yaa forme bu la neexee nga def ca soow yaa forme gàncax la fii lañ ko defare foo dem ci Sénégal am na fa ak bitim réew baax ci jigéen bi nampal ak xale bu xiibon jaaraama Bio Kenya jaaraama Bio Kenya. Bio Kenya gàncax yi leen di indil tawféex téléphone 77 161 21 21. mbokk yi seetaan MMD Média mbégte lañu amaat dalal leen ci seen émission bi di njolloor ni ñu ko nammee defee semaine bu ci nekk ñu toppal leen li gën a fës ci xibaar def buzz ci semaine bi numéro bu ci nekk dañuy ànd ak benn chroniqueur tey ñu dalal fii Abdoulaye Mbow Mbow maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax soxna si di la jaajëfal. bokk na ci lu ñu nam ma waxtaanee tey sëñ Abdoulaye naqar ak tiis bi dal ci ëttuk taskatu xibaar yi di ab l'accident bu am ñetti ci ay journaliste su kër gii di Leral TV ñàkk ci seen bakkan ci kaw tukki boobu noonu ñooñu lee di ay ndaw dee ci toolu xare ginnaaw bi ñu leen mastawu seen ay waa kër est-ce que du occasion ñu waxtaan ci dundinu taskatu xibaar maanaam est-ce que métier bi mi ngi leen di fay exactement ni mu ko waree. waaw di la jaajëfalaat bu baax di amaat tiis ak naqar di wax si ñi nga xam ne ñàkk nañu seen mbakkan te ñuy suñu ay naataangoo nekk fële ca leeral point net leeral TV di jaale seen i famille di wax ni metti na lool waaye massa nañu delloo lépp si yàlla waaye itam mu di perte gu rëy parce que wax nga ko ay soldats yu daanu si xare lañu ndaxte itam mbirum taskatum xibaar moo xam boo nekkee sax si privé li nga def nii mooy service public ngay def donc dafa amal solo askan wi ndax ngay taataan xibaar di ko jottali def naa ni liggéey bu rëy la bu gannaaw loolu nag bu ñu ñëwee nag si li nga xam ne moo di liggéeyam taskatu xibaar dëgg la naam ñi ngi wax code gu bees ñi ngi wax convention collective gu yees ñi ngi wax yeneen avantage waaye bu ñu xoolee bu baax këru taskatu xibaar yi nekk Sénégal lu si néew ñoom ñooy respecté li nga xam ne moo di convention collective bu bees bi ñu lu yées si ñoom ñoo di respecté li nga xam ne moo di lépp lu jëm si ak yelef liggéeykat di ko wutal contrat di ko fay salaire goo xam ne salaire gu mucc ayib la def naa ne bu ñu koy seet Sénégal barewu ci ba tax na liggéey taskatu xibaar dafa nekk liggéey goo xam ne liggéey gu tar la liggéey gu métti la parce que itam ñi ngi fi bari nañ fi ñoo xam ne allah kulli àll dañuy nekk stagiaire éternellement benn ñaar ñeenti at fu ñu jëm nekk fa stagiaire am na ñoo xam ne ay cachet dong lu ñu am amuñu sax fukki junni par weer am na ñoo xam ne ñu ngi daw si ay arriérés de salaire yoo xam ne kenn xamul fu nu mu toll si ay weer loolu yëpp boo ko dëxëñee ñu ne la nag taskatu xibaar bi dafa war a def liggéey bu mucc ayib sacrifice su mu war a def du nelaw du yendal du fanaanal bu ngelawee bu tawee bu amee xeex bu amee jàmmarloo lépp ma nga ca te kooku noonu nekkul si ay conditions kooku defe naa ni c'est la porte ouverte à toute forme de corruption ba tax na lii nga xam ne moo di yenn feebar ñu koy gis si presse bi cela s'explique parce que am na ay patron yoo xam ne amuñu yërmande dëgg si liggéeykat yi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal si këru taskatu xibaar yi. Ablaye ci convention boobu la ñuy desandi parce que gis nañu ci ay taskatu xibaar yoo xamante ni par exemple tey bu ñu bëggee génn couvrir benn événement conditions yi day metti parfois dañuy am problème mu lekk bu ñu àggee parce que parfois ñu ne leen na leen kii bi jël en charge du ñu leen toppandi yoxuñu leen matériel yi ci war conditions yi ci war réunirul ci loolu ñu boole ko ak di rayante di def seen ay liggéey na mu waree est-ce que loolu jotul ngeen taxaw ci wut ci benn solution parce que lii mën nañ ne lii occasion la naam lu tiis la waaye occasion la pour ngeen génne ci waale li nga xamante ni moo leen metti waaw dëgg la li nga xam ne moo di génne gi nga xam ne taskatu xibaar yi ñu koy génn ci Ndakaaru ànd ak si kilifa yu bokk si nguur gi du ñoom kese ak ñi nga xam ne dañoo nekk si kujje gi ak ñi nga xam ne dañoo nekk si yenn organisation yenn yi bari na si ñoo xam ne bu ñuy génn da nga maam dañuy nekk dans les mêmes conditions que taskatu xibaar yi dañuy fexe nag
yóbbu leen waaye taskatu xibaar yi coono yu ñuy jànkoonteel coono yu tar la defe naa ni nag boo jëlee nit soxla ko parce que la ngay wax nga boo bëggee askan wi yëg ko askan wi dégg ko askan wi gis ko da ngay wuti ay taskatu xibaar waaye taskatu xibaar yoo xam ne boo ñëwee da nga leen di mel ni sa waaye ay sart yoo tàncale si benn oto goo xam ne amul benn sécurité tàncale leen si ay béréb yoo xam ne pour répondre li nga xam ne moo di norme yu gën a minimal jëm si li nga xam ne moo di dundinam par rapport ak jour yu mu war a def ak yow waxtu yu mu war a def ak yow ginnaaw bu ma génnee Dakaaru yu doy waar la di nga gis ñoo xam ne bu ñu yeggee kër yi ñuy dëkk fa ñuy fanaan la ñuy lekk taskatu xibaar yi ak fa ñu leen di dugal defe naa ni loolu war nañ ko xool di nga gis ñoo xam ne dañuy dem jëli hôtel yu gën a baax dem jël taskatu xibaar seen yoon nekku si ndax am ñoom yegg nañu ñi ngi def li ñuy def defe naa ni loolu yëpp war nañ ko seraat waaye tam kër taskatu xibaar yu si bari du ma ñëpp parce que am na ñoo xam ne ñu ngi respecté li nga xam ne moo doon convention maanaam boo jëlee sëb liggéeykat génne ko la nga ko war a jox si ndàmpaay sécurité bi nga ko war a def confort bi nga ko war a def am na ñoo xam ne ñu ngi koy respecté waaye du ñëpp lu si ëpp nag dañ laan ñoom ñoo lay jël en charge boo boolee nit ki nag ne ko moo lay jël en charge nit kooku bu fekkee ni vraiment du nit koo xam ne dafa xam ak yelleef te moo jël ay engagement bu ko violé rek dafa naa ni taskatu xibaar dafay nekk si coono duñ ne nag li xew noonu la demee parce que ñi dem leeral yàlla na leen yàlla yërëm incha allah te aj leen arjana firdaws ñoom seen oto bopp la ñu demee woon au moins sax amoon nañu condition yoo xam ne amaana yóbbu nañ leen ci parce que seen oto bopp la ñu demee waaye li si ëpp boo bokkee si convoi yi moom boo si nekkee coono gi ngay jànkoon teel xiif gi mar gi lépp tar na ba nga xam ne te ñoom dara du leen manqué yooyu yëpp war nañ ko xolaat waaye itam gis nga lii bu mu xewee am na ñoo xam ne dañoo nekk ci organisation yi nga xam ne mooy organisation faîtière de la presse sénégalaise moo xam ñi nekk ci CDEPS moo xam ñi nekk SYNPICS ñoo xam nekk ci appel ak yooyu yëpp ñoom ñëpp yëkkati nañu kaddu wax ni itam gannaaw tali yu baax gannaaw oto yu baax waaye tamit war nañoo fexe ba nga xam ne taskatu xibaar buy génn ñu mettre que dans la sécurité maximale idoine bi nga xam ne dina mën def liggéeyam ba tolof yenn yi du ko mën a si dal ba bakkan war see rot donte le dañuy fàttali ne encore ñii nga xam ne faatu nañu si wàllu leeral ñoom dañoo bàyyi woon convoi bi doon jiitu président de la république ndogal moo leen dal waaye nag dans l'ensemble war nañu toog nag waxtaan ci ba nga xam ne képp kuy génnati Ndakaaru di dem si visite di dem tournée moo xam bu mu munti doon au moins nga mën a dem si tey jabaken yàlla dimbale nga ñëpp si tey jabaken mën a def sa liggéey mën a def liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la. ci tukki boobu la ñuy desandi naam président nee na boobu la tournée du tournée politique waaye profitoo na ci am ci ay baat yu mu ci dugal naam mën nañ ko jàppee politique mën nañ ko jàppee tournée économique comme ni mu ko waxee Abdoulaye tey boo ñu doon wax defal benn petite analyse ci tournée boobu an lan nga ñuy wax. waaw tournée économique la ko dubbee waaye damay jàpp ni tollootuñu foo xam ne président de la république war na génn sax dinaan day defee tournée économique laata muy jël nguur gi defe naa ni def na tour Sénégal bu mu jëlee nguur gi def na tour Sénégal def na conseil des ministres décentralisé dans l'ensemble des 14 régions jël ay engagement de financement xam région bu nekk lan moo di jafe-jafeem def na fi itam li nga xam ni si campagne électorale présidentielle bi mu defaat tour du Sénégal liggéeyaat fa ay dige ma jàpp nag tollootuñu foo xam ne dañu naan président mi ngi def tournée économique waaye man damay jàpp ni président bu jógee rek dafa war a def tournée d'investissement économique maanaam dem di xool jàngoro yu mu nemmeeku woon ak promesse yi nga xam ne jëloon na ko ci conseil des ministres décentralisé mu commencé li nga xam ne moo di investissement inauguration nag hôpital moom fu ñu ko tabax ñëppay tàccu parce que itam njariñ la ci askan wi te hôpitalu Kaffrine hôpitalu Kédougou defe naa ni ay hôpitaux yu mucc ayib la ci wàll li nga xam ne mooy respecter normes yi nga xam ne moo jëm ci wàllu wér-gu-yaramu doomu aadama waaye may jàpp ni ci loolu kii nga xam ne mooy ministre de la santé def liggéey bu yaatu àndoon na ci ak waroon na ci mën a ànd ak gouverneur ak ay quelques ministres ñu dem li nga xam ne moo di inauguration waaye li ñu seetlu ci tournée bi dafa naa ni kaddu gu jubal ci langue politique ci wàllu politique kese lañu ci gën a sentir parce que itam la mu wax Kaffrine daanaka lépp politique la te defe naa ne tournée économique war nañu mën a xool mbay bi lan lañ ciy yokk lan la ñuy dimbalee baykat gi la ñuy xool sàmm gi lan la ñuy dimbalee sàmm gi waaye itam lu ñu investir sur mobilisation bi rek boo koy xayma ci ay millions ubbi woon na ay petites et moyennes entreprises yoo xam ne amaana guney Kaffrine amaana guney Malem Hodar
amaana guney Koungheul amaana guney Kédougou guney Tamba amaana daañu si mën a am liggéey donte la bu dee sax portion bu ndaw la waaye dafay nekk au moins phase boo xam ne phase bu de début la boo xam ne dañu ne jàpp ni lii bu wéyee bu ñu si concentré dina gën a mën a yaatu damay jàpp nag tournée bi dañ ko duppee économique waaye la ciy politique moo ëpp fopp parce que discours li ñu si gën a retenir moo di discours politique bu demee ba naan responsable bu am jafe-jafe sax na ko woo mu ñëw dimbali la c'est parce que ñu ngi jëm si ay élections locales def naa ne loolu moo ko taxoon jóg remobiliser sa base remobiliser ses troupes remobiliser ses responsables waaye tournée bi daal gisuñu li nga xam ne dafa laal koom ba war a andi coppite si dundinu doomu aadama yi nekk biir Sénégal. ci kaw ba tey ci tukki président boobu ñu yaakaar ni est-ce que jeunes yi nga xamante ne ni ñoo teewal Benno foofu noonu ca Kaffrine est-ce que defuñu benn échec parce que tey boo gisee tournée bi ndaam am na ampleur am na mobilisation ba tey am na ay desandi di xiiroo ak ŋaayoo bi am ci seen biir ba pare it nemmeeku nañ ci tamit ay quelques failles ñu ni jiiñ nañ ko ay quelques nit yu nekk ci biir ñu ne sabotage la est-ce que tamit loolu du échec ci ñoom. waaw xam nga ni boss président bu génnee ñëw accueillir ak ay brassard rouge président bu génnee ay responsable seen ay militants jàmmarloo bay sànnante ay xeer ba ñu naan président si boppam sax dañaa mujj yokk li nga xam ne moo di kaarangeem ndax xeer yu ñuy sànni dafa ñuy jàpp ni loolu moom du loo xam ne war nañ ko mën a gis lu tax parce que itam tournée bi encore une fois dafa nekk tournée politique que mu nekk tournée plus que économique booy itam gisee mobilisation ngay interview ay ndaw kii naan la sama nijaay kii naan la sama bàjjan kii naan la lële kii naan la man fee laa far waaye lii moo tax ma ñëw defe naa ne yooyu yëpp war nañ ko xolaat bu baax parce que itam toll nañu jamono joo xam ne président de la république bu dee constitution bi li mu wax noonu la amee article 27 moom mënatul bokk parce que ñaari mandat lañ ko jox defe naa ni di nga tal leneen lu dul ay mobilisation dañu tal leneen lu naan président mobilisation exceptionnelle ndaw yi ñoo ko teeru Koungheul ndaw yee ko teeru Kédougou ndaw yee ko teeru Saint-Louis ndaw yee ko teeru damay jàpp ni loolu amul solo dañoo nekk ci situation économique bu doy waar dañoo nekk ci phase de relance économique may jàpp ni nag ñun suñu doole suñu ñàkk suñu xam-xam suñu lépp dañ ko war a concentrer xool itam koomu Sénégal naka lay war a mën a jógee ba nga xam ne liggéey ndaw yi comme ni mu ko waxee woon ci campagne bi ne woon moom dégg na 1 million d'emplois defe naa ni sori na ko lool te si yoonu yokkute dafa ne woon 500 000 emplois te sori na ko lool ñu xool itam lii nga xam ne moo di chômage endémique des jeunes lii nga xam ne moo di pauvreté extrême bi laal yenn goxu Sénégal lii nga xam ni moo di daanaka million doomu aadama ci Sénégal dans le nord du pays ñoom chaque année daanaka ils sont menacés d'insécurité alimentaire defe naa loolu yëpp la ñu waroon xool naka lañ ci àndee ay saafara fa amut ndox fa amut courant fa nga xam ne amul poste de santé ñii ay jigéen di mattu ñu leen di yëpp ci ay saret ñuy daw ay kilomètres fii nga xam ne ndaw yi ñi ngi doon daaw yaa ko gis ñëpp ko gisandoo ñi ngi nekkoon ci mbëkk mi ay doomu aadama faatu ci ay ndaw Sénégal yu bari faatu ci am ñoo xam ne réer nañu may kenn gisatu leen am na ñoo xam ne yegg nañu ñu dugal leen ci ay centre war leen rapatrier defe naa loolu yëpp bu ñu ko dëxëñee dañooy jàpp mi gën a concentré wu ci élevage bi gën a concentré wu ci préservation des ressources halieutiques maanaam li nga xam ne moo nekk ci géej gi te géej gi duñu ko jox ñu xool loolu yëpp nuñ koy defaree ba mu mucc ayib sans compter li nga xam ne ci lañu jëm mu di pétrole ak gaz yooyu yëpp yan njëriñ économique la ñu war a mën a amal doomu Sénégal ba nga xam ne coono gi dina wàññeeku bu baax. leneen itam lu def buzz ci biir semaine bi ñeel rëccu ki nga xamante ne nii mooy Baye Modou Fall ñu gën ko xam ci Boy Djiné Boy Djiné moom moomu ci ab interview bu mu am séq ak taskatu xibaar yi mi ngi doon leeral naan pare na ngir taxaw ci kanamu juge bi bu ko tribunal woowee ak dossier am tey ci ay xibaar yu ñu jotandi ñu ñuy xamal ñi ne teg nañ ko loxo ñu lay laaj ci kaawu Boy Djiné est-ce que yaakaaroon ni am na leneen lu làqatu ci ginnaaw lu ñu waxul. waaw man damay jàpp ni am na leneen lu nekk ci ginnaaw loo xam ne du ma ne waxuñu ko waaye amaana feeñagul parce que itam njëkk nañu def li nga xam ne moo di enquête administrative bi ba tax kii nga xam ne moo doon directeur u camp pénal ñu dingi ko poste googu mu nekkoon parce que itam dañuy jàpp ni moom mooy responsable moral waaye mun na ko bañ a yëg ba nga xam ne amaana yu moom ak sénégalais ñoo koy yëgandoo ci rëccu gi nga xam ne moo di Boy Djiné fukki yoon ak ñaar nag nit mënu ko rëcc parce que Boy Djiné moo ko waxal boppam du xam-xam du téere du leneen loo xam ne takk na ko du soppale ko du lekk nit ak xam la damay jàpp ni nag
war nañu xool bu baax ndax complicité di am na ca bu dee complicité am na ca ñan ñoo si bokk ñan ñoo ko laale ñooñu bu ñu leen ràññee bu dee am na ñu war leen mën a daan teg daan yi nga xam ne moom lañ leen teg waaye itam Boy Djiné bu waxee ni moom penam jeex na du moom moo koy waxal boppam defe naa ne am na ay avocat yu ko war a mën a waxal am na justice bi nga xam ne mi ngi dox fii ci Sénégal ak ay juges et magistrats responsables defe naa ñoom ñoo mën a xayma ndax xam peine yu ñu ko tëj jeex na ñu war ko mën a génne am na ay organisation de défense des droits de l'homme yoo xam ne amaana bu leen saisiroon xëy na itam ñoom ñu def ci liggéey bi bi war parce que itam moom citoyen sénégalais la te am na ak yelleef dontale yoon teg na ko daanaat ko parce que itam dafa jàkkaarloo ak askan wi te andi na loo xam ne daanaka créé na ay conséquences ci li nga xam ne moo di askan wi ndaxte lu ñu koy jiiñ moo di braquage lu ñu koy jiiñ moo di jël li nga xam ne alalu jàmbur la waaye li mën a am moo di dañoo am une gendarmerie professionnelle dañoo am une police professionnelle tey gendarmerie tey wane na ni encore une fois son professionnalisme wane ni ay agents assermentés yu aguerris lañu ba teg nañ ko loxo defe naa ni la mu doon sàkku ne moom bu ñu ko woowee mu ñëw defe naa ni du am temps boobu parce que itam yoon dina ko daanaat parce que délit de fuite maanaam dinañ ko toppee ak parana peut-être beneen délit boo xam ne kii yore yoon autorité ki nga xam ne mooy autorité judiciaire bi mooy xool waaye itam dafa def une faute grave te loolu il faut nit yi wax ko parce que Sénégal itam émotion bi souvent daf ñuy yóbbu ba nga xam ne dañuy xaw a perte li nga xam ne moo di la raison il faut analyser souvent avec froideur waaye nag jox ku nekk li mu moom jox ku nekk li mu yellal. ci kaso yooyu la ñuy desandi ndax lu ci mel ni problème mu kaso yaakaar naa nemmeeku na lu bari luñ ci remarqué ci fan yi ma yaakaar ni est-ce que du bàyyi négandiku gu yàgg moo indi lu ni mel ndax kaso yi ci nemmeeku fees na bari na ñu ci xamante ne nii seen i dossier dañ ko teg ne waxaguñ sax seen ay wax est-ce que du loolu moo nekk réel problème bi. waaw loolu dafa nekk problème parce que itam surpopulation carcérale bi dafa nekk une réalité au Sénégal. condition de détention yi dafa nekk ay conditions yu extrêmes mandat de dépôt yi dañuy taxarnaasi may jàpp ni nag war nañu réformer li nga xam ne moo di système judiciaire sénégalais ba nga xam ni longue détention préventive yi daañoo ko mën a moytu waaye itam war nañoo mën a yokk limu magistrat yi parce que itam Sénégal dafa néewle magistrat par rapport ak li nga xam ne moo di lim bi war nañoo fexe ba nga xam ni procès ñu koy gën di baral ba nga xam ni prison dootul mën a fees comme ni muy feesee waaye itam war nañoo fexe ba nga xam ni lii nga xam ni moo di travaux d'intérêt public ministre de la justice junjoon na ko bracelet électronique ministre de la justice junjoon na ko damay jàpp ni réforme yooyu ñu lancé woon dañ ko war a taral parce que itam Sénégal ñoo dàq teg ay projets yooyu ñàkk bind ay projet wax ci wax yu bari bu ñu paree dem ranger ko ci tiroir yi daal di koy fàtte lii nga xam ne moo di juge des libertés jàkkaarloo ak juge d'instruction war nañ ko mën a teg ba nga xam ni juge d'instruction bu tegee mandat de dépôt juge des libertés war a mën a def li nga xam ne moo di vétom xool itam ndax kii jar nañu daal di koy tëj wala boog war nañ ko mën a bàyyi mu ñibbi këram ba keroog yoon di ko soxla ñu woo ko mu ñëw ñu daal di koy atte def naa ne loolu bu ñu ko defee dina wàññi bu baax li nga xam ne moo di prison yi waaye itam longue détention préventive yi dafa nekk góom ci système judiciaire Sénégal te itam dañuy salfaañee su boobaa ak yelleef kii nga xam ne dañoo jàpp ne dafa tooñ parce que ki ñu def ki ñu tëjugum te jugé guñ ko dafay wéy di bénéficier li nga xam ne moo di présomption d'innocence parce que mun nañ ko tëj 5 ans jour procès mu ñëw ñu ne ko defoo dara ñibbil kon war na perte 5 ans ci dundinam yooyu yëpp war nañ ko xoolaat xool nu ñu koy tëggaatee defe naa ni réforme yooyu ñu bari tudd nañ ko te bokk ci famille judiciaire damay jàpp ne rek autorité bi moo war a am volonté politique ànd ci ak acteurs yi ba nga xam ne mbir moom dina mën a soppeeku. ba tey ci wàllu justice leneen lu bees ci dossier wu Pape Ndiaye di taskatu xibaar ci kër googu di Walfadjri li bees ci dossier am nag di sababu procureur mi sàkku ñu daan ko benn atu kaso ñu leen di fàttali Pape Ndiaye moomu li ñu koy toppee mooy escroquerie li nga xamante ne nii moom nga ñu mën a wax ci dossier Pape Ndiaye moomu en tant que ku nekk ci biir métier mi. waaw dossier Pape Ndiaye ñu ñëpp ñoo ko boole déggandoo teg nañu procès moom wax na li nga xam ne wax na ko ñi ko jiiñ wax nañu li ñu wax procureur nag bi nga xam ne moo toogal société bi moom waxoon nañu tëj ko atum kaso waaye su mujjanteel gi dañ ko tëj atum kaso yoo xam ne ñetti weer dong lay tëdd suñu naataangoo la nag nekkoon na fi président de la li ci kuréel bi nga xam ne moo jiite ndaw yu nekk ndaw taskatu xibaar yi nekk ci média Sénégal yi ñu ràññeeku bu baax ci li nga xam ne moo di groupe Walfadjri nekk suñu naataangoo dañ koy ñaanal jàmm rek
te di ñaanal li nga xam ni avocat am sàq na ko ne dina def appel bu defee appel itam bu ñuy tegaatee jàkkaarloog ak ki nga xam ne moo di juge ba ñu daal di koy war a mën a bàyyi mu ñibbi parce que itam li ñu ko toppee woon bor def naa ni diggante bi fay nañ leen bor googu laata ñi nga xam ne ñuy taxaw waaye moom joxe na ay argument am ñëkk jiñ joxe nañu ay argument am encore une fois c'est un journaliste c'est un confrère ku ñu xam bu baax mbir mi nag bett na ñu bari tiital ñu bari waaye li mën a am rek mooy ñu ñaanal ko mu gaaw a génn si nga xam ne moo di ndugg sin parce que foofu itam du place am parce que am na liggéey bu mucc ayib boo xam ne mi ngi ko doon def si émission bi nga xam ne moo di émission balance nekk chroniqueur judiciaire te ñu bari ràññee ko si defe naa ni place am dëgg-dëgg mooy vraiment si plateau bi mu nekkoon woy di gindi sénégalais yi si problème mu justice. bokk ci leneen loo xamante ni def na buzz ci biir semaine bi ab jéye joo xam ne benn taximan moo ko def jaar ci kaw benn dawalkatu moto ginnaaw bi mu defee boobu la jéye taximan bi dafa daw ñu remarqué fan yi accident yi bari na trop ci tali bi est-ce que du ak ñu baal ñu ci kàddu gi est-ce que du ak ñàkk tayeef wala defee sa bakkan ñu remarqué ak indiscipline ci kaw tali bi def lu la neex jaayante doole ci kaw tali bi est-ce que jotul ñu jël ci ay mesures. diggante janvier 2021 ak weeru juin bi ñu nekk 2021 li faatu ci kaw tali yi ñu ngi koy xayma daanaka lim gi daanaka li ko desee mat ñetti téeméeri doomu aadama barewul muy wane ni rek ni Sénégal la ciy faatu ci tali yi dafa bari lool. wax nga ko taximaan bu mbëkk borom moto daw wax nga ko ay ndaw yu rey ab policier daal di daw ñu teg leen loxo rawatina ay yeneen i accident yoo xam ne yenn heure yi lay am nit ki mbëkk nit du xool ci lu mu nekk mu daal di daw lu tax parce que itam xamante gi nekk ci kaw tali bi dafa jékki dayoo. am na ñoo xam ne dañuy dawal oto di trans di yëpp ay nit waaye dañuy jël ay sinébar am na ñoo xam ne dañuy dem louer ay oto amuñu permis de conduire amuñu expérience ba pare rey doomu aadama ci kaw tali bi am na ñi nga xam ne dañuy am permis maanaam jël oto gi jox ko beneen ndaw goo xam ne amul benn expérience amul benn vécu daal di faat ki nga xam ne moo di doomu aadama gi waaye dañuy fàttali ni rek doomu aadama yi faatu ñàkkaluñu seen bakkan waaye am na ñoo xam ne dañu fa jaare gisatuñu am na ñoo xam ne dañ fa jaare ñàkk tànk am na ñoo xam ne dañ fa jaare ñàkk loxo ñi nga xam ne ñi ngi tëdd ñuy garder séquelles accident yu metti yooyu te ñu ngi ci kaw ay lal tëdd ay ati at te mënatuluñu seen bopp dara amaloon njariñ seen i ndey amaloon njariñ seen i baay amaloon njariñ seen i famille seen i doom te dañoo mujj tëdd ci lal lu tax parce que défaillance humaine moo tax parce que accident yu ci bari dañuy jàpp ni enquête yu ñuy wane du défaillance technique waaye défaillance humaine lu tax ndaxte ñii nekk ci kaw tali bi xamante nañu ñu ci bari ñoo xam ne respecté wuñu code de la route faale wuñu code de la route daanaka policier bu ñu seen ab wala gendarme bu ñu seen la ñu gën a respecté que lii nga xam ne mooy charte téere gi nga xam ne mooy tënk képp ki nga xam ne dangaa war oto waaye itam ñiy dawal moto boo xoolee ci kaw tali bi nañuy dawalee amuñu plaque dañuy mbëkk nit wéy daw dañuy toj pare-brise nit wéy daw defe naa ni yooyu yëpp war nañ ko xoolaat bu baax loolu nag la koy dingi moo di permis à point yi nga xam ne ñu ngi koy annoncé boobu ba léegi war nañ ko mën a établir au Sénégal lii nga xam ne moo di immatriculation totale deux roues yi ñu mën a ràññee nit ñu koy dawal ñan ñoo ko moom ba nga xam ni identification bi dina gën a mën a yomb parce que am na ñeneen ñoo xam ne moom la ñuy war itam di agresser ay doomu Sénégal ay doomu aadama yoo xam ne c'est des citoyens honnêtes yoo xam ne dañuy doxi seen soxla am na si yoo xam ne sax dañ leen di jàmpaaka mbaa ñu dóor leen jaas yi def naa ne yooyu yëpp bu ñu ko xoolee tali gi daal war nañ ko tëggaat war nañ ko xoolaat bu baax war nañu teg ay daan police ak gendarmerie war nañu gën a mën a veiller au grain lépp li nga xam ne moo di sanction bi gën a sévère si yenn façon dawal yi ak yenn chauffeurs yi buñ ko hésité nañ ko teg seen kaw quitte à ce que ñoo xam ne sax dañuy retirer seen permis de manière définitive et pour la vie ba nga xam ne dootuñu mën a dawal oto. ñu jeexalee ci li nga xamante ne nii mooy jàmmarloo bu amoon ci diggante ay étudiants yi nekk ca université bu Diamniadio ak waa gendarmerie ci étudiants yooyu noonu ñi ngi xamale ne li nga xamante ni moom lañ doon kaas seen ay droit la di accuser ki nga xamante ni mooy directeur ba fa nekk ne da leen di jaay doole dafa implanter injustice ci biir université bi ba ay jàmmarloo yu metti am ñu ci amoon ay gaañu ba ñu jotoon ci teg fanweer ak juróom benn nit ñu tegoon leen ci loxo ginnaaw bi la ñu leen bàyyi est-ce que bërëb boo xamante ni nii ñu ngi ko tuddee
temple du savoir foo xamante ni dañ fay sàkku ay xam-xam est-ce que doon na bërëb boo xamante ni war na doon bërëbu jàmmarloo. déedéet bërëbu sàkkukaay xam-xam alaakuli ala warul mën a nekk bërëbu jàmmarloo defe naa ni temple du savoir warul nekk temple de la violence mën na nekk nag temple de la contestation positive objective et pertinente par rapport ak li nga xam ne étudiant mi ngi koy sàq te amu ko ñëpp xam nañu partout à travers le monde université dafa mës a nekk temple de contestation ba nga xam ni parce que boo au-delà de toute considération itam boo gisee këru politique yëpp ku si nekk dafa am li nga xam ne moo si sa ay représentants si wàllu étudiants yi grève 68 lan moo ko andi woon yeneen grève yi 93 ba ñu def année invalide lan moo ko andi woon 88 lan moo andi woon ba ñu am année blanche ak yooyu yëpp université àlakulaa daal si am rôle boo xam ne joué na ko si li nga xam ne moo di alternance yi itam ndaw yu nekk université am na benn campagne de masse de sensibilisation bu doy waar dafay des masses yoo xam ne def nañ ko kon béréb boobu dafa nekk benn béréb bu symbolique boo xam ne contestation waru fa mën a ñàkk wax jam ñaajo tudd nga ko gis nañu ay vidéo yoo xam ne ay ndaw yoo xam ne gis nañu ñu leen doon jàppee may jàpp ne rek kii nga xam ne moo jiite ISEP boobu nekk jam ñaajo di directeur ba defe naa ni boo yore ay ndaw yuy jàng ñoom itam ñu mer bay génn bay dénoncer war nga mën a trouver plage de convergence ak ñoom andi li nga xam ne moo di waxtaan waaye du parparloo du jiñante du tamante mooy tax solution génn dañoo am nag si Sénégal goo xam ne université yu bari dañoo feebar te li koy faj nag moo di ñu xool yan réforme la ñu war a andi ñu xool naka la ñuy waxtaanee ba nga xam ne xelu étudiants yi dina gën a dal sànq maa ngi gis benn élément boo xam ne université Iba Der Thiam bu Thiès la directeur bay wax ba jël ay engagement ñu taftal si étudiants yi wax ni direction bi nekk course Thiès moom itam engagement yu mu ko jël yëpp ñu ngi koy respecté dafa naa nu la ñu war a doxalee ba nga xam ne lépp li nga xam ne moo di contestation violente daañu ko mën a moytu ndaw yi jàng si tey jàng ngir sàkku xam-xam jàng ngir mën a am liggéey jàng xam nañu liggéey parce que itam boo amee savoir faire def naa ni le faire savoir dina gën a mën a yomb tey itam dañoo toll si jamono joo xam ne waxuñu emploi kese dañu ne employabilité des jeunes donc loolu yëpp war nañu xool naka la ñuy dimbalee ndaw yi ba nga xam ne la ñu soxla dëgg-dëgg si sàkku xam-xam su ëllëg ñu war ko mën a matérialiser sur le plan professionnel moo xam sur le plan entrepreneurial professionnel ba nga xam ne lii nga xam ne moo di tolof-tolof yu ndaw yi Sénégal yi di jànkoonteel mu gën a mën a wàññeeku te université yi am na si njariñ gu rëy goo xam ne war nañ ko see mën a jouer. kontaan nañ ci dalal bi ñu la dalal Abdoulaye Mbow di la jaajëfal ci temps bi nga ñu may ñu mën a wax ak sénégalais yi ñu ngi lay jaajëfal bu baax. waaw maa ngi leen di jaajëfal di ñaanal Sénégal yëpp yàlla na Sénégal am tawféex ak taysiir yàlla dafa ñu jàmm élection yu jëm ak lu si mënti xew na jàmm rek xew Sénégal te itam politiciens yi xam ne moom ñu Sénégal ils sont minoritaires ñoom ak seen ay militants donc lañ leen dénk moo di liggéey ngir jariñ Sénégal ngir jariñal Sénégal ñii wut itam nañu àndi ay programme alternatif nañu àndi ay proposition alternative ba nga xam ne waxtaan wi dafay nekk waxtaanu xam-xam waaye du waxtaanu jiñante du waxtaanu xiiro du waxtaanu tamante ba nga xam ne Sénégal ndaw yi déglu daañu si mën a jëlee njariñ ba suba yow ak man bu ñu soxlaa dugg si parti politique dañuy xam ne dañu siy dugg par conviction waaye duñu si dugg ngir mën a lekk dërëmu Sénégal. jaajëfal nañu leen yéen tamit yi ñu doon suivre ci MMD Média nii lay demee weekend bu nekk di ngeen am seen émission njolloor ñu toppal leen lépp luy xibaar abonné leen ci chaîne bi pour mën a xaar suñu yeneen ay vidéo jaa ngeen jëf. Biokénéa indi na ci réew mi vidéo bu bees IA forme lañu koy wax ay waay na sunguf la booy ruy di naan di génne sa ay waay na sunguf la booy ruy di naan di yokk sa forme IA forme lañu koy wax lu bees a bees defar sa wang ba dootoo mer lu bees a bees la neexee nga def ca meew IA forme ay bu la neexee nga def ca soow IA forme gàncax la fii lañ ko defare foo dem ci Sénégal am na fa ak bitim réew baax ci jigéen bi nampal ak xale bu xiiboon jaaraama Biokénéa jaaraama Biokénéa. Biokénéa gàncax yi leen di indil tawféex téléphone 77 161 21 21